mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen di ko ñaan ngir Sénégal tey nag seen émission penco dafay jël meloog réew mi ak tolluwaayam rek ni nu ko xëyee ci subaak léegi sax ak RFM matin ak Babacar Fall waxtaan yëpp ngir réew mi ngir lu koy muccal waaye ngir jàmm surtout jàmm mi nga xamante ni mooy la lépp ndax xajul sax ci benn doomu aadama rawatina ci dëkk boo xamante ni loxo yi jotul ginnaaw yi ni ñu koy waxee boobaak léegi dunu ca tàyyi ndax aw ay ñamu jik mooy ñi nga xamante ni seeni l'hôpital xëy na am nañu jumtukaay yu mat ñamu jik mooy ñi am dépense ay weeri weer wala mën a charger ay frigidaire ak jënd ravitaillement waaye jigul ñi nga xamante ni bëccëg gu ne ñu xëy rek ginnaaw bi ñu tàllalee loxo borom bi dugg di góorgóorlu ci terrain bi ngir am lu ñu yóbbu ca njaboot ya kon foog naa ni aw ay xajul ci askan wu ni mel ca commencé na feeñ ndax yenn ci ay denrée mu ngi commencé di manqué am na ñoo xamante ni du manqué gi sax waaye xëy na jaaykat yee ko munta gaaral exposé ñu leen koy yàqal bu ko defee client yi duñ ci mën a jote essence bi gis ngeen rang yu métti ci station yi loolu lépp mooy indi wax yi démb ak bërki démb ga jàmm gën ay loo jëndee jàmm ko gën kon ñu ngi ñaan suñu borom daal di dindi lépp loo xamante ne mooy xat-xat yi Sénégal nekkee jamono yi waaye daal di fi taw ndox bu sedd ci mbir yi loolu nag bu amee daa fekk suñu yoxo ndax ndimbal da cay fekk loxol borom ca kenn jiituwu ca nag njiitu réew mi ci boppam président Sall kilifa yi ñaan nañ ko askan wi nga ko koy ñaan lu jëm ci wàllug journaliste yi ñoom ñëpp xam nañu ne jamono yi bu weesoo sunu borom xëy na moo yor coggal guy gi ci wàllu li ñuy yaakaar nekk yolamal li ñuy yaakaar ne ak dal ne bala nga ne naam ne fa lépp looy woote cim réew daa fekk nga tal ko kon ñu sawee réew ba noppi soog a jublu ci yeneen yi moo waral penco gi tey dinañu ànd ci wàllu réalisation beeg Barthélémy Ngom xool leen ci ay kilifa ak it ñiy woote ku noppee dugg ngir gis rek loo xamante ni mooy yokk jàmm ak dal gi ndax combat boo xamante ni kenn du ca doon kii gagné waaw combat bu ñëppi perte jarut engagé ñu ngi may liyaar ne ñu ngi ci jokkoo bi ak Oustaz Mor Thiam ginnaaw bi ma gërëmee bu baax Abdoulaye Diop mi nga xamante ni moo ne ci technique beeg Yacine Pouy ci wàllu digital gi waaye gërëm bu baax sunu xalif général yi ci réew mi di leen ñaanal sunu borom guddal seen fan lool yàggal taxawaay yi di rafetlu li nga xamante ni mooy taxawaayu seeni ndaw mate nañ ko démb ci institut islamique wax dëgg yàlla amoon nañu mbégte lool ak fierté ci ni nga xamante ni noonu lañ taxawee ci yëf yi wax dëgg yàlla ci gàttal def ngeen li leen war Oustaz Mor maa ngi lay ziar bu baax Thiam. Hadj Assane ñu ngi lay delloo nuyu di nuyu askan wi. jërëjëf di ñaan sunu borom subhanahu wa taala lii nu xëyee nii muy ak dal yàlla nañ ko yendoo Hadj Assane. jërëjëf. Hadj Assane dégg naa nga wax léegi ci sa biir wax nga bi nga introduire nga ni ñun amuñu ay édifice suñu hôpitaux yi doxul suñu magasin yi suñu lii doxul alaaji bu même bu fekkoon yooyu dox na sax du tax ay gën ci réew même bu yooyu doxoon du tax ay gën ci réew nit ñi li ñu war a œuvrer alaaji mooy ak dal ak jàmmoo alaaji dañ doon wax li tax réew dafa war a am kilifa alaaji kilifa mënul ñàkk ci réew gis nañu bërkaataati démb fan yi ci génn képp koo dégg muy wax dañ naan na kilifa diine yi wax alaaji
nit nag dafay am fayda bu toll nii da ngay fexe ba sagal sa kilifa sàmm ko te sa kilifa bu mu dëgër alaaji benn anecdote bu ndaw rek ma nettali ko pour ñu xam ne nit ki dafa war a sàmm kilifaam téye ko kilifa kenn du ko foye du lu ñuy foye dafa am benn ci léeb bu ndaw rek benn buur bu ne woon xale yi mu nekkal ñun ñoo bokk génération nañu éliminer mag ñi des fi ñun xale yi kese ko man maay buur nag ku nekk soo demee na nga rey si kilifa bi ñu xale yëpp demee rey seen kilifa am kenn koo xamante ne ki dafa ni sama kilifa ni mu sonne ci man duma ko rey dama koy nëbb làq ko ba mu ñu demee ba ñëpp ñëw ay annoncé ni rey nañu seen kilifa kilifa gi nag ni leen damaa bëgg ngeen tabaxal ma palais boo xamante ne bii pour man la te da ngeen koy tabax ci jaww ji bu mu laal suuf may naa leen 3 jours nag yoo xamante ne bu ngeen ko deful yéen ñëpp laay rey ba xale bi demee ki nëbboon papaam dellu ci papaam ne ko lii de lañu kilifa gi wax léegi lan moo ci xel mi mu ne ko jarul sonn loolu bis bu ngeen demee war a dem toog ak moom rek bu ko defee ma jox la xel mi ngay yóbbu ba ñu demee toog ak kilifa gi mu ne leen la ma leen waxoon fu ngeen ci toll xale bi ni ko soo li ñu bëgg rek mooy nga tegal ñu xeer wu njëkk wi li ci def lañ ko mottali mu ne kon nag am na ko rayul kilifaam parce que xel muy génnee nit ci situation kilifa la ko yàlla di jox dëgg la loolu tax nag ñu war di déglu suñu kilifa yi te di leen sagal kilifa nag kilifa diine kilifa àdduna kilifa dong la mën a doon alaaji dëgg la kilifa boo jox cëram yàlla sànni xelam solution ci xelam mag ñi ñoo doon wax ne kilifa yi duñu yàlla mais yàgg na noog yàlla ku yàgg ak yàlla dolli la expérience maa la ko léegi nag alaaji li am solo mooy mer ak faj moo àndul mer ak faj àndul soo meree da ngay am sago am dal tey jii alaaji li fi nga xamante ni bii moo nekk ci dëkk bi yàqu ci dëkk bi ñu yàqal ko ay nit ñi nga xamante ni bii duñu mbokk kenn ci ñiy xëccoo waaye yàqal nañ leen yàqal nu ko nun tey jii boo demee di jëndi dara doo ko am la nga doon jënd fukki dërëm léegi yokk nañ ko def nañ ko ñaar fukk waaw alaaji lii yëpp nag bu fekkoonte ni bii nangu woon nañu toog ñu waxtaan kenn ku ci nekk génnee sa mer indi sa xel indi sa sago dëgg la su boobaa loolu alaaji day indi jàmm ci réew mi maa la ko wax di njariñu ñëpp ndax ni ma ko waxee sànq oustaz rek gannaaw bu ma la gërëmee lii di combat bi moom kenn du ci gagné incha allah waaw bu ku yabu rek jéem alaaji xam nga sama papa lu mu ñu mosoon wax benn bés yal na ko yàlla yërëm amiin yàlla dafa ni xeex su fekkee nee nañ la yaa gagné perte nga bu fekkee nee nañ la gagné nga perte nga mu ne parce que ñaar rek la xeex di indi hôpital mbaa kaso mu ne boo gañee ñu yóbbu la kaso bu ñu la gañee ñu yóbbu la hôpital mu ne foo gañee moo jar a laaj jërëjëf Oustaz Mor ñu ngi lay gërëm bu baax ñu jël sa naatango Oustaz Alioune Sall Oustaz ñu ngi ziar bu baax Sall Alassane maa ngi lay delloo ziar jërëjëf ci nangul gi ñu nangul ndax xam nga jamono moo ni toll ca fi réew mi toll faj mbir mi daar ci la ñu tollootuñu ci waaw ñi war a wax ak lii tax du ma wax yàgg naa wax et cetera xamoon naa ko nañ ko def fobeereem daar rek yaa Oustaz bisimilah Sall. jërëjëf maa ngi lay jaajëfal di la masaw nag ci daaw ba ren bët bu set boo xëyee yaa ngi ci lu mel nii. jërëjëf Oustaz. jaajëfal jigéen ñi nga xam ne tey lañ jagleel bis bi nga xam ne mooy biñ jagleel jigéen ñi tabaarkalla te lu yàqu lu nekk ñoom ñoo koy njëkk a yëg. Alaaji Asan di jaajëfal tam xalifa yi ñi nga xam ne ñoo yebal ñi doon wax biig ak démb lu jëm ci jàmm. dëgg la. di jaajëfal képp koo xam ne ki tam yaa ngi yëkkati sa kàddu pour jàmm am. yàlla na jàmm am. amiin yaa rabbi. ki nga xam ne nag léegi su foto soo woon jàmm am ñu continuer seeti leneen mooy président république. su foto soo woon rek jàmm am. te itam dañoo wax ne bu robinet di xel yi ni nga ko waxee léegi bu ñu nekk di fobeere nañ dem tëj robinet bi daal di fobeere. tëj robinet bi nag mooy teg yëf yi ci suuf ndànk daal di seet jàmm nag waxtaan. Ajasan fexe it nag bu àttekat yi ñoom tam nu bàyyi xel ci mbirum penc mu amul àtte. penc mi dañ war di àtte goo xam ne gii bu nit ñu jógee ñu xam ne ñun dañuy jékki-jékki daal di jóg ñu ne fii lañ jëm. bu ñu fa àttekat yi fekkee rek mooy li ñu waxoon ko ndey la bu ëllëgee bu ñu ne fii lañ jëm dañu leen fay jéem a kari te loolu du defar. dëgg la lii defar mooy képp koo xam ne dañ laa tooñ ñu àtteel la koo mën a doon nag. ñëpp nu bokk yem ci àtte bi. dëgg la. te yàlla yónni woon dafa waxoon lu am solo Allah jaasan
daf ne woon àdduna li leen di alak mooy bu fekkee bu nit tooñee te fekk fu mu bokk ñu bàyyi ko fee ku amul foo bokk ñu duma la nee na loolu muy yàqum penc mooy kero ba jànq ba sàccee càq ba mooy leen bu Fatima mii fekkoon moo ko jëloon man damay dagg loxoom kon àtte noonu rek la war a mel su ko defee ñun ñëpp ñi nga xam ñooñuy àtte ñu fexe ba nun nu wóolu leen su dara xewetee ci kum mën a xew ñu teg loolu ci yow su boobaa kum xewet dañ ko teg ci yow mais su fekkee su jógee ñu ne ñii kat barab sàngam lañ jëm ñu fekk leen fa ñu jógati ñu ne barab sàngam ñu fekk leen fa su ñettee dañu daal di wax ñëpp dañu daal tiit ne kon bu jógatee barab sàngam rek lay jëmati loolu nag ci penc ci Alaaji Asan bokk ci li nga xam ne mooy defar sa noon bi ngay xeexal nag Alaaji Asan daaw ba ren muy corona yàlla na fi jóg ak jàmm amiin yaa rabbi ndax attaque nga ko song nga ko xeex nga ko wër nga ko ndomb fu neen jaar nga fa ak moom yàlla na fi jóg mais malheureusement nag xam naa ni du gaaw ndax xam nga réew mi ñu baal ma ci ñi ma ko war a wax mais yëf yi fu yàqu-yàqu yi foo ko natt wees na fa parce que réew bu ñu demee ba yéenentewuñu jàmm yéenewuñu sax suñu réew mi jàmm léeg-léeg yaa ngi gis déclaration ci internet gi yaa ngi gis ci Facebook bi et cetera est-ce que oustaz waruñoo gën a yaraat njaboot gi est-ce que nit ñi dañoo fàtte ni mu yeex mu gaaw ak koo mën a doon sa borom di nga janoog moom ca lépp loo wax fii danañ la ci àtte maanaam bu dee da nga yee fitna bu dee da nga rotal bakkan bu dee da nga sàcc alalu jàmbur bu dee et cetera loolu lépp di nga ko réccu ci jamono yoo xamante ni foofu ak dund gi ba faaw lay doon ci yow. waa ji bala nit ki gën a àdduna sax dafa am foo xam ne bu ñu toll ci âge bi dund dafa am bakkan bu ñuy wax nafsul lawaam moom lay am mooy balaa ñuy te faatu li nga xam ne moom la doon def te nekkutoon ci yoon. nafsul lawaam day ñëw nag lu tax nga daan def nangam. luutul nelawati luutul noppalooti mu mel ni danaan yàlla te ni xaddamtu li xayaat yi c'est-à-dire la ma doon def bu njëkk su ak siwaatoon tey nu may def loolu moo tax kay yar njaboot gi lu am solo la njaboot gi itam ñi ci maam mu dem dafa bari ñi nga xam ne fi nekk ni déglootuñ toppatuñ soo waxee ba nag sax dañuy wicc seen loxo adduna tukki te ñu dañ waroon di xool bu baax a baax ak set dëttal mais est-ce que kilifa yi tamit parce que dafa am foo xam fu jamono toll est-ce que ñu baal ma kilifa yi tam li mu jaral ñenn ñi ba nu bëgg a imposer genn reewande gi ci penc mi imposer fa benn jukko yu bon yi ak yàq dem ba sax nar a yàq diine ji est-ce que jaral na ko kilifa yi ñu jëflante ak ñoom ndax même boo ko réduire ba mu gën a ndaw ci wàllu famille am na waay jur yoo xamante ni mais da leen di jaral ñu takku jëflante bu baax ak seen doom pour mu bañ a jël benn yoon wu bon bi bu ñu toogee ci penc nag am ñoo xamante ni mais xam nga ni bërki démb ak bërkaati démb gune yi nangu réew mi daanaka est-ce que loolu warees na koo nangu est-ce que ñi war a wax heureusement ba ñu déggee li ñu dégg démb ci ngoon ne ay kilifa. foofu ñu jëm Alaaji Asan la ñu bare bari teggi seen loxo. yarum gone yarum penc bi ñëpp dañu war a teg seen loxo bu baax a baax ba lu ko mooy fi nekk ni gone yi dañu mu jàng ñooy moom lépp te suñu jëkk-jëkk ba moom lépp nag adduna juttukki lay doon maa la ko wax adduna juttukki lay doon kon yëf fi daa war a teg ci yoon woo xam ne bi daal ku nekk la sol xar nañ ne waxoon ci penc ma rek penc mi daal ku def lu baax daañu la neexal ba nga xam ne neexal nañ la ku def safaat ñu teg la loxo ba nga xam ne teg nañ la loxo très bien loolu la waxoon jërëjëf yow Oustaz nag lay jaajëfal yow tam jaajëfal sama gars yëpp nag rawatina ñoom Barthélémy rek waaw ñoom say soppe lañu vraiment kontaan nañu jërëjëf Oustaz Alioune Sall ñu koy gërëm bu baax di ko sant Barthélémy mu ngi ci wàllu réalisation bi xam naa ci kanam tuuti ñu xool kilifa yeneen yoo xamante ni am nañu rek appel yu ñuy def ndax ni ma koy waxee xeex bi moom kenn du ci gañe askan wi rawatina commencé nu sax ñoom di sentir li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi ñu jël kenn ci soxna yi mbootaay gi nga xamante mooy mbootaay sigil jigéen xam ngeen ni tey jigéen ñoo aay le 8 mars ca bu fekkul woon ne fitna gi la tey dinañ am jot ak dal goo xamante ne sago gu nu may ñu pencoo seen i tolluwaay seen i jafe-jafe war cee xool yenn amélioration yeneen lañ cee indi ginnaaw bi nga xamante ni Sénégal ay jéego yu bari nag def nañ ko fii ci jigéen ñi ci seen wàllu ak yelleef waaye ñoom ci seen wàllu taxawaay jàmbaare lool fu xartil seen bopp yenn sañ-sañ yi waaye bëccëgu tey gi moom madame Safiatou Diop ñu ngi lay ziar bu baax. waaw Alaaji Assane ñu ngi lay ziar. jërëjëf di leen sargal ci seen bëccëg gi mbaa amu leen njàqare ci mu am daal leneen lu ko këf. Alaaji Assane alhamdulilah il faut que ñu sant yàlla ba ñu ko fekkee waatee ren parce que 8 mars daaw ci dafa fekk mbas mi dugg fi mu doon atum mbas boo nga xamante ni dund nañu ko askan wi dund ko te jigéeni Sénégal yi yëpp dund ko nag mu impacté nu lool impacté suñu njaboot
waaye comme yàlla dogal na toog nañu bareen parce que am nañu bari ci ñun ñu ko fekkewul ñoo ngi jaal bokk yi nga xamante ni ñàkk nañu leen surtout nag mouvement de femme bi dafa ñàkk ay jigéen yu jàmbaare ci mbir mi waaw xam ngeen ni présidentu AGS dem na présidentu APROFES dem na ak yeneen i jigéen yoo nga xam ne ñàkk nañ ci ay député jigéen ñàkk nañ ci ba tax li ñuy war a def rek en premier moo di d'abord sant yàlla masawu askanu Sénégal jaal njaboot gi yëpp di ñaan nag sunu borom bi génne fi mbas mi définitivement mu jeex tàkk jigéen ñi am jàmm très bien waaye Alaaji Assane 8 mars bii dafa doon 8 mars bu particulier boo xamante ni Sénégal dootu ko fàtte mukk c'est inscrit dans les annales de l'histoire oui ndaxte 8 mars la boo nga xamante ni ñun mbetteel gi ñu ci am ca dëgg-dëgg fooguñu woon ne dinañu mës a dund lii ci àdduna waaw te nag Alaaji Assane mbir mi ba mu jógee xam nga comme ni nga ko waxee rek jigéen ñi jàmbaar lañu 3 générations ñoo xeex ba ñu toll fii ba tax àdduna yépp di ñu ñee Sénégal fu nu génn ci Afrique ci àdduna ñu ne waaye yéen nan ngeen def ba yegg fii ci seen i acquis am seen loi sur la parité am loi sur l'excision am loi sur la santé de la reproduction am tawféex yu baree bari vraiment dañoo war a ñëw jàng ci yéen mu doonoon way wu rafet image bu rafet bu ñu amoon ci bitim réew ñu doonoon vraiment un petit pays mais une très grande nation à l'image de nos dirigeants qui ont véritablement porté la nation sénégalaise vraiment sur les trônes du monde waaw noonu la jigéeni Sénégal itam porté woon l'image du pays waaw sur vraiment les escaliers du monde alors tey jii ñu xëyee 8 mars boo nga xamante ni métti nañu lool ndax lii fi xew moom lu Sénégal masul xam la parce que xeex politique daa nañ ko xam sax waaye xeex bu saltee ni masuñu ko xam dëgg la ndax dëkk bi dëkki valeur la dëkku jàmbaar la dëkk ñuy bañ la dëkku ñu am diine la ci Cheikh Fuutu yu ba ci Alaaji Malick ba ci Serigne Touba ay bañkat la ñu am yoo xamante ni li ñuy bañ moo di lu bon rek ak bëgg lu baax bëgg seen askan nekk ci jàmm xeex nañu ko façon bu ne nag waaye façon xeexin bii ñu gis ren ci politiciens yi ñun jigéeni Sénégal mosuñu ko gis askanu Sénégal mosu ko gis ci salte ak ci jéggi dayo ñu di ko mettitlu fu mettitlu egg waaw ten di ñaan nag ne politiciens yi lii bu mu fi amati mukk ci àdd au-delà de ñaan bi kay xanaa bu ñu génnee ci lii moom xam nga nag Sénégal aussi dañuy bëgg une chose et son contraire bu ñu génnee ci lii yéen jigéen ñeek yeneen secteurs yëpp war nañoo taxaw nag gën a exigeant ci sunuy politiciens ñu xam ni nag duñu ay dof nag ci gàttal parce que réew mi ci moment yi ngay xamee ni ndekete benn dank bu ndaw ñooy xëccoo après lépp ne këlëb suñu kaw ca nag du ci cas bii rek am na fi cas yu bari yu fi jaar yoo xamante ni ku yëgul ku tinul moo ci loolu rek après ñoom ñu dem am nañ seen i garde am nañ seen i sécurité ñoom yow ngay tolaa ni doo xam foo jaar ndax dinañ ñëw toj sama kër ndax du ñu rey sama doom donc bu nu fi jógee calte googu ca man ci ay njëlbeen waxoon naa ko fii léeg-léeg wax ji du neex xeexu mbaam xuux laa gisoon man xeexu mbaam xuux mooy lu waay xamal sa morom lu bon nga génne ko wallaay waaw mais loolu Alaaji Assane jikko yi ni mu yàqoo ci politique bi ndax d'ailleurs looloo tax sax jigéen ñi seexlu politique bi soo ko seetloo jigéen ñi xeex ci société civile jàmbaare xare yi yépp vraiment dañu seexlu politiciens yi dañoo seexlu politique parce que lu bon li ñuy def ak lu ñaaw te ci at yi dong lañu gis politique bi ñu soppeeku nii salfaañeeku nii indi ci jikko yu ñaaw yi vraiment ndaxte nag xeex nañu politique depuis 1960 ñu ngi fi suñu maam yi di ko xeex wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñoom aji Ndambaaw ñoom aji Aram Diène ñoom Marie Angélique Savané ñoom nu mu tuddati maam Bousso Samb ku ne xeex nañu politique xeex bu rafet waaw waaye génération bii ñëw
diggante 2000 ak 2010 ba 2020. ñoom ñoo salteel politique yi yàq ko ba nga xamante ne tey jii deru politique ci boppam moo futi. donc impérativement il faut ñu dellu ginnaaw. dellu ginnaaw dañ koy exiger. man samay wax du neex Alaaji Assane parce que nag waaw ñun ay garmi lañu fii lañu dëkk ci Sénégal. dëgg la waaw réew mi dong lañu am duñu toxu duñu daaw duñu daay. kenn moomu ko kenn gënu ko moom kenn. te kenn moomu ko kenn bu doonoon moomeel rek ñun ñu réclamer suñu wàll parce que nag ñun ay garmi lañu. waaye comme ay carte koy joxe dañ leen a woteel fal leen. mbaa ñu yaakaar ni dañ leen di woteel fal leen il faut que ñu respecté. très bien. il faut que politiciens yi nag respecté askanu Sénégal c'est une exigence jigéen ñi dañ koy exiger. am na solo malheureusement temps baa ñuy dab soxna si xam naa ni kàddu gu mujj gi ngir jàmm ji rek. waaw woote bi waaw kàddu gu mujj gi moo di jàmm parce que ñu ngi nii jëm ci waxtaan. dajale jigéenu opposition bi ak jigéenu parti au pouvoir ñu waxtaan wax jàmm. ñu def ko 8 mars boo nga xamante ne ñun ñëpp ciy bokk exiger jàmm. ci suñu dirigeants yi exiger jàmm. ci suñu réew mi parce que ñun ci jàmm lañu xaj ñun ñooy yaay ñëpp ñoo jur ñëpp. am na solo ñu ngi ñaan yàlla ñëpp nag jàppale nu muy góor muy jigéen na ñëpp sol lu weex tey jii jàppale ñu ci jàmm ji ñuy ñaan. inchaallah yaakaar naa ne suñu ko ñaanee yàlla dinañu ko may parce que ñun ñoo jur ñëpp. jërëjëf ñun ñooy askan wi. merci beaucoup yàlla ngeen ci am ndam soxna Safiatou Diop ñu ngi lay gërëm di ziar waa Siggil Jigéen yëpp ba tey ci penco geeg rajo Futurs Médias Ablaye ku ci ne. Madame le ministre Néné Fatoumata Tall madame le ministre maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax El Hadj Assane maa ngi lay nuyu seen auditeurs yi nga xamante ni ñooy déglu rajo Futurs Médias. très bien ñu ngi jégalu ci taaxirlu gi wax nañu junj nañ jeunesse bi yow yaa leen jiite ci parti ministre bi ñu dénk wàllu ndaw ñi waaye au delà de la jeunesse Sénégal ci boppam fii nu toll tey kilifa diine yi wax nañ kilifa aada yi kilifa politique la société civile. yow lan ngay wax tey jile pour rek ñu am jàmm maanaam réew mi dafa toll foo xam ni yëf yi dafa tënku léegi nan la ñuy def ba mu tinkiku ñu soog a jàll ci leneen. jërëjëf El Hadj Assane d'abord nga may ma rek ma présenter samay condoléances famille ndaw ñi nga xamante ni ñàkk nañu seen bakkan fan yi ci circonstances yu difficile loo xamante ne ni lu mënoon ñàkk la xëy na dinañ ci ñëwaat. waaye ndaw ku ñàkk bakkanam rek lu métti la ci askan sakkantuma bu doonee ay ndaw ñi nga xamante ni bu ñu leen identifié boo xoolee bu ma juumul ki ci gën a mag 35 ans la am ñi 16 ans 17 ans 20 ans 21 ans donc du yoon ce n'est pas normal ay ndaw di dee comme ça ci situation yoo xam ne mënoon na ñàkk loo xamante ni amalul benn yoon réew benn njëriñ réew voilà donc loolu bu weesoo damay souhaiter également bonne fête à toutes les femmes du Sénégal rawatina xale yu jigéen ñi nga xamante ni tamit seen protection ak seen jàppale dafa bokk ci suñu ay mission donc ma leen di souhaiter bonne fête di leen ñaanal màggug jàmm di leen ñaanal tamit ñu màggee ko ci réew ba nga xamante ne ni réew mu émergent lay doon. voilà mais tournant bi ñu toll ci réew mi quand même yàlla nangu ñaan yooyu yëpp mais du feet gi du avenir gi du leneen loo xamante ni dina mun a nekk bu fekkee ni ni ko waxee waxtaanee wunu jàmm ji nga xamante ni c'est fondamental ca boo seetloo woote gi yëpp mu ngi jëm ci sa kilifa sunu kilifa le numéro 1 des Sénégalais le président Macky Sall lan lañ mën a xaar ci moom concrètement de tout à l'heure même pas sax de demee wala dara parce que démb moom wax dëgg yàlla kilifa yi wax nañ ñu waroon wax ñi wax nañ moo ci des est-ce que gisuloo ni nag ñu jéegoom nag war na gaaw nag. waaw El Hadj Assane président Macky Sall ku ko xam ni ku jox cër doomu aadama la jox cër kilifa yi waaye jox cër bu baax a baax ndaw ñi booy xool parti lim leen cëralee ci programme am nga xam ni jox na cër bu baax ndawi Sénégal waaye nag réew li ko sëkk dafa bari dëgg la président de la République rôle bi ci ëpp moom moo ko joué parce que moom la askan bi jox seeni kàddu waaye dafa am leneen la nga xamante ni tamit man citoyen bi nga xamante ni yow yaa bokk ci réew mi am ci cër am nga la nga xamante ni war nga ko joué mu nekk lu nga xamante ni ku ci nekk rek am nga ci cër. moo tax may lancer appel ndaw ñi parce que li ñi nga xamante ni ñi ngi koy yàq wala ñi ngi koy jël ci loo xam ni moomuñu ko
dañ ko séq ak seen i nawle yeneen i ndaw boo gisee par exemple magasin Auchan yi nga xamante ni dañ koy daj seen i nawle jeunes ñoo fay liggéey tey jaaxle nañ trop ci seen avenir ñoom kañ nañu tàmbali liggéey kañ nañu amaat salaire kon réew boo ko séqee ak sa ay nawle que nga nekk njiit que nga nekk simple citoyen dafa am lu nga xamante ni daf la war li la war mooy respect des institutions waaye respect li ñuy wax naan état de droit dafa am solo ku ci nekk am nga cër ba nga xamante ni war nga ko jouer président de la république mi ngi déglu xëy na dafa nekkul ci folklore ak wane woog ak wax li nga xamante ni ñi ngi koy def ci kaw waaye mi ngi déglu kilifa yi diine yi mi ngi déglu ñi nga xamante ni ñoom la seen kàddu mën a yëkkatiku ci kaw kon nag bu ñu toog rek yaakaar ni président de la république dafa toog di def lu ko neex wala croiser les bras ci li nga xamante ni moo fi xew. mais xale yi madame la ministre nga baal ma nangu nga ni il faut ñu wax ak ñoom nekkul jamono ji moom tey ji xam naa di leen jàngal mbiri citoyenneté moom dañ naan rek ba suba ginnaaw suba mais présentement il faut parler à cette jeunesse là désespérée gis nga seen lim nit ñi sax dañu yéemu bu ñu gisee macha allah li takku ci ay ndaw yi génn ci mbedd mi li takku ci ay ndaw yu Sénégal ak seen wàllu perspective est-ce que fooguloon ni ki war a wax ak ñoom war na wax ak ñoom ensuite ñu teg jéego yoo xamante ni yaakaar dina dellu si bien évidemment toujours ñu ngi naan am la ci rax ak yooyu mais li ci gën a feeñ li gën a doon yuqu mbir yi mooy gune yoo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñu jàppoon ci dara mbedd mi du ñuy feesee. waa dëgg la El Hadj Assane wax ak ndaw ñi moom du mës a doy du mës a war a dakk ndax booy xool ñoom li ñu faral di wax ñoo ëpp ci population bi tey ren ji booy xool statistiques yi ñuy joxe. ndaw ñi dañoo yokkuwaat. kon duñu war a jóg ci di wax ak ñoom di leen di tàggat ci li nga xamante ne parce que citoyenneté yaa ngi wax mën na xaar suba mais dafa nekk la nga xamante ni dañ ko war a dund tous les jours. non waxin la pour bañoon egg ba sës ci wax ji maanaam citoyenneté googee gune yi xëy naa ne buñ leen ci tàggatee mokkul. dëgg la parce que dafa am fu muy tàmbalee ak fu nga xamante ni nii tamit état am na ay responsabilités pour yu mu ci war a def. ci kër ga la war a tàmbalee. ci kër ga la war a tàmbalee ndax El Hadj Assane président boo xamante ni dañ ko fal démocratiquement il y a juste 2 ans dañ ko falaat sax laay wax benn politicien warul taxaw ne la dañ ko war a dem déloger ji yow nga nekk ndaw ànd ak sa xel ni da nga cey topp ci. surtout que. réew mi wax dëgg yàlla boo xoolee réew yi nga xamante ni ñoo dund printemps arabe xool Sénégal yi nga xam ni réccu am na bu baax a baax ñoom ci la ñu dundoon. loolu moo tax état di jël responsabilité mu bañ nit ñi dugal ndaw ñi seen xel ci xelu ndaw ñi lu nga xamante ne ni mënul nekk. ndax nag politicien ak bu mu ci mënti doon nga nekk pouvoir nga nekk opposition amoo droit utiliser. parfois vulnérabilité ndaw ñi wala seen xel pour que nga ni da ngay déstabiliser réew mi parce que nag que mu nekk man que mu nekk keneen politiciens yi nañuy jiital seen njaboot ba pare soog a génne njabootu jàmbur ci mbedd mi la plupart d'entre eux dañuy jiital njabootu jàmbur nañu génn suñu ay intérêt personnel nañuy lancer appel ndaw ñi nañu fipp nañu génn combat bi mortal combat la bisu dee bu jotee ku dund mais sa njaboot nga préserver leen ñu dund nga ne njabootu jàmbur nañu dee. loolu du yoon. maintenant laaj bu mujj bi rek nga baal ma temps bi mën a xooj madame la ministre mooy. warees na wees fii ñu toll nii parce que bu weesoo ndaw ñi bu weesoo politiciens yi nga xamante ni pourcentage bu ndaw la ci bu ñu ko méngaleeg 16 millions de sénégalais ñi loru ci mbir mi impacté yi bari na lool. dematunu dikkatunu njënd maa ngi commencé wàññeeku ci yenn produits yi n'est-ce pas jaaxle ngi teew rang yi gis nga ko ci station d'essence yi xam ngeen ni tolluwaay boobu du lu gën. du lu gën te du li nga xamante ni ñi moo ñu gënal moo tax nag bu fekkee ni takku jël ay dispositions état dina ko jël dinañ déglu ñëpp dinañ lancer appel dinañ dalal parce que Sénégal dëkku jàmm la lu waay am lu dul jàmm yàq nga ko wala lu waay ji lu dul jàmm yàq nga ko donc moo tax ñuy tàllal loxo ndaw ñëpp ñu toog ànd ak dal bañ a nangu ko leen manipuler parce que manipulation bi ñu ci ëpp El Hadj Assane ils sont à des milliers de kilomètres du Sénégal
dañuy toog yor seen connexion internet xanaa gisu leen këru diw dem leen taal ko xanaa gisu leen nangam dem leen kii ko xanaa xiifu leen dem leen dajji magasin. mais ci ay wi kay man laay wax ndax xam manipulation ba tey sax xëy na c'est un peu abstrait doo ko mën a teg loxo waaye comme sunu kilifa gaa ngi fii ñëpp di ko déglu le monsieur le président de la république lan lañ mën a xaar ci moom mu daal di moom it wax dëgg yàlla même yi ñuy def ci suuf ak waxtaan yeeg médiation yi ni nga koy waxee toogul rek di xool toogul di seetaan mais xam nga aw askan aussi daf ci am moment yoo xamante ne dafay bëgg nag di dégg kilifaam di gis ay jéego yu kilifaam teg. waaw loolu dëgg la El Hadj Assane mais xam ngeen ni président de la république heure bu mu waree wax ak askan bi rek génn na wax ak ñoom loolu amul problème boobu. président de la république amul problème mu adressé wu ci Sénégalais yi ren boo compté ñaata message le président de la république jàllale ci biir askan bi kon kooku amul problème mu dialogue amul problème mu wax ak askan bi. bu jugé nécessaire def ko dina ko def te jàpp naa ni loolu mi ngi ci mi ngi déglu ñi mu war a waxal mi ngi waxanteeg ñi nga xamante ni nii ñoon lay sottanteel xalaat kon président de la république mosul am problème mu wax ak askanam parce que lépp lu nga xamante ne ni moom la doon tey ñoom ñoo ko def ñoo ko falaat ko ak 58% loolu dafa war a jar di rappeler parce que nag am na ñoo xamante ni souvent da ngay yaakaar ne dañuy fàtte mais bon tolluñ ci période politique li ñu toll mooy dalal nit yi wax ak ndaw ñi pour que ñu bàyyi xiiro beeg ŋaayoo bi ak génn di yàq li nga xamante ne ni ñoom ñoo ko moom parce que bu fekkee dafay am ay conséquences économiques ñi muy njëkk a affecté mooy ndaw ñi kon nag ñu ngi leen di dalal di wax parents yi tamit ñu téye jeunes yi seen i kër parce que tey école yi tëj na xëy na waaye boo xoolee ay fan ci ginnaaw élèves yu ndaw ñi nga xamante ni xamuñu ci politique dara ak lu problème bi dara ñoom ñuy manipuler ñu génn di dem saccager ay kër wala di sànni ay xeer loolu jaaduwul kon nag parents yi am nañu rôle bu ñu war a jouer mais ndaw ñi tamit am nañu benn prise de conscience bu nga xam ni war nañ ko def ndax ku ne xam na ni Covid bi affecté na ndaw ñi seen i xëy ak seen i lépp loolu état xam na ko bu baax a baax a baax te mesures yi ci war ñi ngi nekk di ko jël ñi ngi nekk di appliquer plan de relance bi kon ñi ngi jàpp nañ ni daal avenir bu baax am nañ ko ci seen réew nañu gën a joxat seen président confiance moom tamit mu dérouler programme bi nga xamante ni moom la leen déjee te dogal itam ñu ciy bañ a boole benn sagu wala rëy c'est-à-dire que lépp loo xamante ni ngir njariñu réew mi la rek nañ ko def ndax dégg nañ fi kàddu yi Abdoulaye Wade loo ci mënti dégg Abdoulaye Wade mag la ca wax dëgg yàlla ay jaar-jaaram ci xeex ak renforcement démocratie Sénégal ba pare jiite réew mi nekk mag ñu ni bari xalaate ni xalif généraux yi woote foog naa loo ci mënti dégg nag defe naa ni jiital ci li nga xamante ni mooy l'intérêt général mooy gën yeneen considération yi parce que dina am nit ay yu taxaw naan woy l'état ne faiblit pas woy boo delloo ginnaaw gune yi doo daw seen et cetera mais loo ci mën di dégg muccug réew mi gën mucc ku mu doon ci ñun tey yi maa la ko wax réew mi mooy li nga xamante mooy lenn li nga xamante ni nii rek ñun ñëpp ñoo ko bokk loolu rek nañu bokk fi mu toll ni muy réew mi très bien kon kenn waru ko salfaañee kenn warutoo salfaañee droit nit yi waaye tamit kenn warut a fragiliser institution yi Sénégal pays démocratie la kon démocratie boobu kenn waru ci dëgg sa tànk ni da nga koy nappaaje très bien jërëjëf madame la ministre RFM lay gërëm bu baax di la sant soxna ne Fatoumata Tall ministre de la jeunesse la àndaloon ci waxtaan wi di ko gërëm bu baax di ko sant di wéy rek ak Barthélémy Ngom ak ay ganam ñu ngi ci jokkoo beeg Oustaz Baye Mar Oustaz Baye Mar mooy directeur école Sidi Barham bokkit ci staff bu xalifa bu tedd bi ci Medina Baye yaa Oustaz ñu ngi lay ziar bu baax. waaw salaamaaleykum Oustaz Assane ñu ngi lay ziar di nuyu mbokk yëpp. jërëjëf di nuyu mboolem ñi ñuy déglu. te di ñaan yàlla def jàmm. jërëjëf Mar ñu ngi à travers vous gërëm suñu kilifa diine yi bu baax di leen massawu ndax xam nañ ni ñoom it wax dëgg yàlla xam nga boo yoree njaboot gu léegi moom. doo noppalu doo nelaw doo tal lu may rek yëf yi ni ko waxee ñu daal di am dénouement de façon générale fii nu tollu tembe parce que Sénégal aussi li nu gën a rey ci waxin mooy souvent dañuy déplacer débat yi booba ak léegi gis nga coronavirus gi dafa ne bëreet rek ñu dugal ca politique ak di werante suñu biir ba egg ci ay milliers de cas ba egg ci daanaka presque 1000 morts tey ji fi nu toll tembe nees mën a def ba jàmm del si daar après nag ñu continuer li nga xam ni moom mooy wéy mooy l'État mooy les institutions mooy la population mooy la paix. waaw jàmm dellu si Oustaz Assane mooy li indi ay wi ñu dut ci baaraam. pour mu arrêter pour jàmm mën a am.
ndax soo gisee xalif général lu Medina Baye yëkkati kàddoom te yàgg nañ ko yëkkati ngir jàmm mi ngi ko commencé salaamun qawlan min rabbin rahim ndax dafa wax ne actuellement li nga xam ne mooy xew ba xoj Sénégal yépp loolu fi mu nekk nii mooy wax ji te li nga xam ne lii moo ko indi loolu wax dëgg yàlla am na lu ci nit ñi tudd waaye li gën a rëy ci li ko indi mooy am na discours yoo xam ne amuñu responsabilité parce que di oo nit ñi di leen wàccee ay xale yoo xam ne xale yu ndaw lañ xamuñu dara nga puus leen ñuy jël ay di toj di yàq loolu nekkul di loo xam ne benn solution la waaye itam li nga xam ne moo tax nit ñi ñëpp jóg loolu du li feeñ rek am na yu nekk ci suuf mooy li ñëpp xam mooy na ay jafe-jafe am na tudd nga fi léegi Covid 19 ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la fi indi ak jafe-jafe yi jiitu woon ak xëyi ndaw ñi ak problème yi am waaye ànd ak loolu yëpp képp koo xam ne kii gis nga ne problème yooyu mi ngi fi nga bëgg a puus ndaw ñi ci yeneen idéologie ak yeneen agenda yoo xam ne ñoom xamuñ ko yëguñ ko loolu itam jar nañu oo seen conscience ñoom ñëpp ñu dellu siyaat xam ne jàmm Sénégal moo ëpp importance parce que moom boo gisee sëriñ bi mu ne léegi li nga ki nga xam ne mooy toj ak ki nga xam ne mooy lakk ak ki nga xam ne mooy yàq ak ñii dee ñi jaale ñëpp di ñaan yàlla yàlla yërëm leen te mu ngi loo seen i njaboot mu ngi loo ñu ñun ñëpp ndax Sénégal a ñàkk te ñu bugg loolu taxaw damay fàttali rek ne moom dafa teg tànkam fi nga xam ne fi la ko way juróom wu tegoon Cheikhul Islam Hadj Ibrahim 68 bi geraw bi amee ba yëf yi tàng Sénégal yëngu dafa wax ndaw ñi ne danaa wax ak yéen du ne nag gouvernement bi moo wax ne naa wax ak yéen waaye dama war a wax ak yéen loolu wax jooju moom la sëriñ bi tegaat tànkam mooy ne bu leen toj bu leen lakk bu leen yàq ndax su boobaa li ngeen di toj yéen a koy tabaxaat li ngeen di yàq yéen a koy defaraat te su boobaa dellu ngeen gannaaw su boobaa mu ne leen bu fekkee ne ci jamono njàng la woon bu fekkee ne fi ngeen di jàngee moom ngeen toj su ngelaw li ñëwee ak pënd bi ak sedd bi ci seen kaw la ndax ñi leen def li leen naqadi ñooñu seen doom yaa nga tugal ña nga feneen di jàng su boobaa seen place la kon bu leen yàq li ngeen moom bu leen toj li ngeen moom waaye nag malheureusement ñi nga xam ne ñoo nekkoon xale yooya di ñi nga xam ne ñooy 68 ñu ci bëri fii ci Saalum mujj nañ nekk ay premier ministre waaye dafa mel ni wax booba dégguñ ko ndax biñ nekkee amee responsabilité bu fekkoon ne jaar nañ fa ñu waroon a jaar ba ndaw ñi nekk ci li ñu war a nekk dëkk bi am jàmm am normal kenn ku nekk am li sa ak sa yelleef te ndaw ñi itam nangu ne duut ne kenn ku nekk da nga toog ci war a toog ci bureau buñ climatisé te àll bi ne fi ndox mi ne fi ñu xam ne kenn ku ci nekk da ngay ñàkk pour mën a tedd loolu yëpp suñ ko boolee jël responsabilité yi yaakaar naa ne kon su boobaa jàmm dana am rawatina nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ndax tey jii sëriñ bi wax na ko nee na parti yi nga xam ne ñoo séq coow li ci Sénégal fi mu nekk nii nañ jël seen responsabilité wax na ne président de la République moo ci ëpp responsabilité ndax moom lañ fal yaakaar naa ne moom dégg na kàddu yu bu baax ma am naa lu ma leer le discours xalif général bu Medina Baye moom déglu na ko te wane na ni déglu na ko ba xalifa bi yëg na ne déglu na ko xalif généraux yi wax nañ te dana ci tenir compte incha allah dafa nekk di loo xam ne nag ñun ñëpp xam nañ ne problème mu ay at mais sénégalais yi nga baal ma kilifa gi maa ngi jégalu bu baax mais xam nga buñ ne waaw président wax nañoo moom dégg na ko mais askan wi ñu bari ci ñoom la ñu bëgg mooy ñu yàbbis lëf yëf yi foofu lañ jëm nag foofu lañ jëm parce que lu em nii bu amee ci sa réew ñëpp di la déglu te yaa ëpp responsabilité ñëpp kon yaa ëpp lu ñuy déglu ci yow kon su boobaa askan wi ñu ngi koy déglu waaye nag dañoo war a xam ne problème mu ay at ñu koy pousse ko benn bés kenn mënta toog ci benn heure 2 heures de temps 3 heures de temps régler ko ba boo waxee ñu dégg li nga wax mu wax lu am solo dëgg la il faut que ñu bàyyi xel loolu président de la république balaa wax dafay dajale mboolem éléments yi seet li nga xam ne mooy intérêt général mu soog koo wax waaye waxal nga wax rek te amoon loo wax dëgg la loolu itam lu jar a seet la te jiite kenn ku ci nekk sa kër bu amoon problème léeg-léeg nga ooye bàjjen léeg-léeg nga ooye tante léeg-léeg nga ooye lu ne mën naa dem ba sax ay fan
dëgg la maintenant nag xanaa ngeen accompagner mbir mi rek xanaa parce que kuy wut jàmmit ñaari wàll yëpp ngay waxal j'imagine. ensuite ngeen gunge wutam solution gi. suñu leen wutam solution bi mooy ñaari parti yëpp jiital intérêt Sénégal. maanaam ñu fàtte intérêt personnel. oui kenn ku nekk li nga xam ne boo ko baxee jàmm am te du la wàññi dara te dina jëriñ jàmm Sénégal. teg ko ci suuf. su ko defee ñu daje ci fi nga xam ne mooy intérêt général u Sénégal. oui loolu mooy li nga xam ne moom la l'islam oote moom la kilifa yu oote Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass loolu la oote te suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo njëkk a samp état islamique. baat bi mu njëkk a wax ci Madina Munawwara mooy afsu salaam. tasaare leen jàmm loolu moo apaisé woon mbir mi. très bien kon actuellement fi mu nekk nii fi ñu toll. ñu bàyyi xel ne bu ñu ootee toj bu ñu ootee wàcc ci mbedd mi. nañ oote waxtaan ak déggoo ak seet nu ñuy def ba apaisé mbir mi. Sénégal dund ci jàmm. lépp delluwaat fa mu nekkoon ndax fi mu nekk nii ñu ngi dellu gannaaw. te li nga xam ne moo ñu rëcc ci mbas mi. ci wàllu économique ndaw ñi amut xëy. ak li ñu war a régler loolu moo ëpp solo fuuf. dëgg la kenn ku nekk ne ki toog na wàcc man ma yéeg te ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoom nga xam ba ak éducation bi nga leen jox soo eegee ci situation bi ñu nekk ñooñu ñoo lay wax ne la yow itam du noonu. dëgg la parce que noonu nga leen yaree loolu nañ ko bàyyi xel. ci éducation de base bi jërëjëf yaa Oustaz Baye Maax bu Medina Baye ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant kilifa gi di ziar bu baax xalifa bu tedd bi Serigne Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass ak mbooleem kilifa diine Sénégal kilifa geneen ak ñun ci jokko bi imam Ahmed Maktar Konté bu jumaay Point E fii ci Ndakaaru imam maa ngi ziar bu baax Kanté. maa ngi lay ziar El Hadj Guèye di ziar waa RFM yëpp. jërëjëf tey jii ak képp koo xam ne mi ngi ñuy déglu. macha allah pencoo gi dañu ko ubbil tey ji rek wàllu appel à la paix ndax dañu gis ne bu lépp weesoo nag ñëpp a ci gagné ci jàmm ji waaye xeex bi ñëpp a ciy ñàkk. c'est sûr loolu moom c'est une loi mën a wax c'est une loi universelle maanaam képp koo xam ni yaa ngi jàng taarix. ak di jàng doomu aadama ni mu bindoo. di nga xam ni jàmm lu baax ci la xaj ñàkk jàmm lu ne xaj na ci waaye rawatina noonoo ak yàq. donc wax dëgg yàlla jàmm ci la lu baax xaj maintenant. jàmm boobu tam dama ay condition mooy que ni ku nekk gis ci sa bopp. ak yelleef ku nekk. ñu sàmmonteeg moom loolu mooy tax jàmm am mais bu fekkee ni am na koo xam ne wala ñoo xam ne dañu gis ne seen àq ak yelleef joxuñ leen ko ñooñu mën nañoo fippu. bu ko defee jàmm ji yàqu kon il faut mënuñu wax jàmm nii rek de façon abstraite mais kon jàmm boo xam ni dem ay charte yuy daje pour jàmm jooju mën a am. donc yow da nga gis ne yëf yi daal gisuloo solution miracle yow. il faut que mu am fu yëf yi wéeru. déedéet gisuma solution miracle voilà. solution miracle moom naxaate la daal naxaate mbaay la te loolu. askan ak nation du kenn mënu koo tabax ci naxaate. ak ay pàddanteeg lambigolo. loolu da lay rattraper tout le temps. donc nation bu dëgër lu dëgër moo koy tabax. donc ay valeurs yu dëgër mandute dégg nga justice bu tëddee njaaxanaay ak yelleef ku nekk ñu sàmm ko bañ ko xeebal kenn bañ a nekk au-dessus de la loi. réew mi am bonne gouvernance ñu saytu ko ci anam bu yiw bu rafet. li ñëpp bokk le bien commun muy alal bi muy institution yi. citoyen bu nekk gis ci boppam. réew noonu lañ koy tabaxee donc il faut pas infantiliser les Sénégalais woy ñu baax ngeen dara du xew incha allah jàmm rek moom kay nangam non. dañ koy tabax ci ay valeurs une grande nation dañ koy tabax ci ay valeurs léegi nag lii xew nii. metti na raglu na mais en même temps aussi dañ ko war a xool pas xoolu ragal daw daal ne fan lañ jëm. mais xool ko comme une étape. ci construction nation bi wax ne qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui nous a amené à cette situation difficile ak maintenant résilience comment se relever de façon durable teg ay keno yu dëgër yoo xam ne ci la nation bi di tegu loolu ngay wax yëpp nag dafa laaj ak dal ak sago ndax xam nga xel balaa mu gën a fonctionner sago am est-ce que de façon intelligente solution mënut a am ba ñu wees contexte bi kay solution mën na am pour solution bi mooy fi mu nekk nii pour man première solution bi mooy déjà ñi nga xam ni dañoo jàpp ne lii occasion la parce que loolu am na occasion la pour saax-saaxe réew mi jaxase yàq bâtiment public yi institution yi menacer nit ñi personnellement
muy ministre muy président muy avocat képp ko wax leen neexul ñu ne nañ ko faagaagal et cetera donc courant bu radical boobu destructeur boobu gis naa ni déjà loolu du nekk solution parce que état bi dafa war a défendre les institutions défendre les biens publics et cetera donc il faut que courant radical boobu ñu dellu ginnaaw pour que waxtaan mën a am loolu mooy côté bi may wax ci courant radical boobu maintenant courant pouvoir bi ñoom effectivement lépp loo xam ni mën nañ ko def ci mesure d'apaisement te du affaiblir état bi parce que état bi suñ ko affaibliré force bu nekk mën na jaay nit ñi doole jël pouvoir bi ba pare toroxal nit ñi alors que yaa ngi doon wax ne dañ maa toroxal keneen ñëw toroxal bu gën a ñaaw donc on ne veut pas de ça aussi donc fi mu nekk nii il faut que courant radical boobu tamit nit ñi def face wan leen ni moomu leen nit ñi di ngeen yóbbu fitu nit ñi di ngeen yàq réew mi en même temps nag pouvoir bi kilifa diine ni ñu waxee ak moom ak tous les médiateurs moom tamit mu déglu ak woyof am ouverture d'esprit xam lan mooy priorité actuellement mooy mettre en place des conditions d'apaisement pour que waxtaan mën a am et que la nation continue son évolution. Très bien jërëjëf Imam Kanté vraiment ñu ngi lay gërëm Ahmed Makhtar Kanté bu Jumaay point E moom it doon dolli xalaatam rek ci wëruk jàmm gi ci Sénégal ak ñun ci jokko bi doomu Sénégal di citoyen buy dund ci Canada Ibrahima Ba ci jokko bi sëñ Ba ñu ngi lay ziar bu baax. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam monsieur Ba. waaw sëñ Assane maa ngi kontaan trop si ngeen am opportunité wax ak Sénégal par rapport ak seen débat bi waaw du ma yàgg doon wax rek xam nga Olof Njaay danaan waxtaan wax dëgg ca la man dama naan waxtaan wax dëgg kese la foofu laay commencé sànq am na loo leen wax si jeunes yi yow ak Oustaz Sall man dama bëgg vraiment ak yar ak teggin jeunes yi gis ngeen conditions yi ñuy dundee Sénégal monsieur Ba malheureusement way jokkoo bi leerul woon noonu mais on imagine que moom fa mu wéer dëgg gi mooy ci ndaw ñi effectivement seen dundin wu metti ak nañ ko war a wutalee saafara moom loolu la gis ne mooy véritable wax ji mu baal ma nag bis bu ñëwaatee bu woote waatee xëy na mu gën a nett li géntam ñu koy gërëm bu baax Ibrahima Ba doon woote ci Canada du ñàkk it ñeneen jéem a dugg ak it Barthélémy ñi nga xamante ni dina leen boole ci waxtaan wi di ak pencoo rek ab diir di leen fàttali l'actualité mooy jano Ousmane Sonko ak juge d'instruction ci kanam tuuti 11h lay doon ci tribunalam Ndakaaru foofu it Pape Balla Gueye moo fa toogal RFM incha allah lu fa xew dinañ ci daal di kon ànd ak yéen fekkoon na booba it ci wàllu weneen ci wàllu trouble à l'ordre public ci xibaar procureur yëkkati garde à vue gu ko ñeel moom Ousmane Sonko ay garde du corps am ak caméraman bi ñu jàppandooroon ci fànn woowee.
jërë ngeen jëf ci ànd bi saa su nekk RFM rajo Futur Média ci jokkoo bi Pape Balla Gueye ndawal RFM ci tribunalam Ndakaaru Pape Balla maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay El Hadj Assane. no fanaano sant yàlla mu nekk moytu ñoo ngi fii ci tribunal comme ni nga ko waxee rek. jàmm ak salaam daal jamono ji moom la ñu fi nemmeekoo gum lépp dal terewul nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñoo ngi taxaw fàggu bu baax a baax. yore lépp la nga xamante ne mooy seen i jumtukaay ngir daal di fexe manifestant du jege ci bërëb bi nga xam ne fii la ñuy xaar Ousmane Sonko file ak ay waxtu rek. taskatu xibaar yi itam ñoom ñëpp ñu ngi fi armé wu ñoom itam def seen kéemtalaay kàttan ngir xëy na benn information ba leen rëcc. ci li nga xam ne moom mooy mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko goo xamante ne. yaa ngi wax takk der yi Pape Balla concrètement ñaan la waa policiers yi la. Les gendarmes les soldats wala ñoom ñëpp en même temps. waaw fii nii. ñan nga gis tribunal fii buntu tribunal police moom moo fi daal di taxaw ak ay éléments am. terewul nag léeg-léeg ñu am ay oto yoo xam ne dañuy patrouiller di wër tuuti. xool dispositif bi nu mu taxawee muy wane ne kilifa police yi itam ñu ngi fi daal di yor seen i oto di xool ñëpp seen taxawaay ndax na mu taxawee baax na am déet. léeg-léeg lépp luñ ci mën a jooyante ñu ngi koy def seen kéemtalaay kattan. ci biir tribunal bi moom gendarmerie moom moo fa daal di nekk. ndax fi ñu taxaw nag leen di seen ci biir. ñuy dem ak dikk di xool saytu ñoom itam dispositif bi ñu teg. naka la demee ndax boo xoolee barrières yi la ñu daal di gàll ci buntuk tribunal bi ndax liñ naan foog ngay daal di xaw a wër-wëraalu tuuti. ngir daal di mën a gis ni ñu taxawalee seen barrières yi muy wane ne lépp luy dispositif nga xam ne lépp dina jaar yoon kuy dugg itam dañ mën a xam looy def ak looy dox lépp loo xamante ne moom la ñu fi nemmeeku. ñi nga xam ne ñoo daan ñëw di xëy si di wut ci këyit tey. daanaka kenn nekku fi El Hadj Assane mu doon loo xamante ne lu ñu remarqué la. yenn ci jaaykat yi itam ñoom ñëpp dañoo daal di tëj seen i buntu ndax xëy na ragal nañu mbir yi débordé am loo xamante ne loolu leen xari ci seen mbir yi El Hadj Assane. très bien jërëjëf Pape Balla ba ci kanam tuuti ñu fàttali ne audition bi ci ni nu ko annoncé 11h la incha allah ku ñuy wax Babacar Dramé doomu Sénégal nekk ca France wala Ablaye noonu nga ko waxee sëñ Dramé ñu ngi lay nuyu. waaw El Hadj Assane maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. jërëjëf Dramé bisimilah. di rafetlu waxtaan wi. alhamdulilah. di ñaan yàlla wàccee jàmm ci réew mi yëpp. amiin yaa rabbi. man nag li may wax. li si ëpp dafa concerné ki nga xam ne moom la yàlla def mu jiital ni man mun naa wax ne xëy na jarbaatam la ci côté ndax xam na lu bëri lu ma boole ak moom. waaye ci li ma gis ci lot jot a am mooy. dama koy commencé ci ñi nga xam ne dafa àndandoora ñoom di wut bopp réew mi. daf si am ñoo xam ne bi ma gisee ne tàqalikoo na ak ñoom rek ci laa xam ne mun naa dem ci jamono boo xam ne dina am lu ko jaaxal trop mu wéet ci. parce que bu ñu jàngatee ci Sénégal dafa am nit ku nekk am na ñoo xam na si say àndandoor yoo xam ne. suñ la soree rek mun ngaa juum yu rëy a rëy. man li ma koy ñaan. mooy ku mel ni Aminata Touré ku mel ni Alioune Badara Cissé ñooñu dañoo am wàll bu rëy ci moom parce que ba dara dul dara dañoo ànd ak moom. man li ko yàlla dénk nii ween li may wax am na ku nekk ci seen kër gi mun na ma seede xam na ma bu baax. xam na tamit lan moo ma boole ak ñooñu mais li may wax nii ween en 2003 am na mission yi nga xam ne en 2003 ba 2013 maa ngi koy dox ngir président bi. te man actuellement nekkuma Sénégal maa ngi nekk France. te loolu yëpp lu si bëri lu ko waral mooy ne dama respecté ne république la. nit ku nekk li nga seq ak moom dafa am fu mu yem. nit ki fa mu toll fa mu nekk dafa nekk pour Sénégalais yi yëpp. dëgg la. xëy na bu fekkoon ne dama xooloon sama intérêt personnel mun na boo xam te wane ne lii dama cee bokk. mais bi ma demee ba nga xam ne sama nekkin permettre ma rester Sénégal. dama génn te li may wax li ma la wax ni am na ku nekk seen kër gi mun na ma seede. damay ñaan président bi mu delloo si xelam. waxtaan ak ñi mu waxtaan ak ñi nga xam ne dafa àndoon ak ñoom ba muy sumb fondé APR ñi nga xamante ni wóolu na leen teg ci wetam Mor Ngom mi ngi fi. Alioune Badara Cissé mi ngi fi Mimi Touré mi ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. am na ñu bëri ñu nga xamante ni xamuñu Sampol Dias lan la liggéeyal Macky Sall am na ñu bëri xamuñu ko te ñu ko jàppale ci la bokk nit da ngay nangu am ñu la wër man laa wax dëgg. loolu il faut mu am bu ko amul
mbir mi dina ñaaw ci moom trop te ñun yéenewuñu ko parce que li mu yore dañ cee bokk ci ñi nga xam ne dañ cee liggéey pour mu jot ci. très bien na delloo si xelam. jërëjëf seet ñi nga xamante ni yéen ñoo dañ ko jay te danañ ko wax dëgg. tey jii képp kum jur bu ma dajee woon ak moom ci mbedd mi mun naa la wax ne diw mi mooy diw diw mi mooy diw diw mi mooy diw. Sénégal ñi ànd ak moom ñëpp ñaar ñoo ma ci bett ñi ñàkk ànd ak moom ñëpp ñaar ñoo ma ci bett. am na ñaar ñu nga xam ne jàppoon naa ne lii ñu am ak ñoom heure bii dinañu nekk ci wetam te ba léegi gisuma leen ñu dem ànd ak moom. am na ñaar ñu nga xam ne mosuma xalaat ne dinañu ànd ak moom ànd nañu ak moom. te li may wax ni su ma tuddee seen tur moom dina ko xam bu baax a baax a baax. mais est-ce que jar na ko nañ bàyyi noonu rek Ibrahima. waaw dama la bëgg a wax ne di la gërëm waaw nit ñi tamit il faut ñu nangu ne am na ñoo xam ne ñu ngi nekk gor ba léegi. am na nit ñu nga xamante ni gis naa ne. ni ñu àndee woon ak moom balaa dara. te ba léegi ñu ngi toog fekki ñu ko te am nañ possibilité wu fekki ko te loolu sax dama lay ñaan pour ma wax ko. jërëjëf dama lay ñaan pour ma wax ko. xëy na ñaar ñi nga xam ne bett nañ ma ànd ak moom. mën naa leen bañ a tudd mais ñaar ñi nga xam ne yaakaaroon naa ne heure bii dina fekk ñu ànd ak moom. mooy Aliou Sow ak Aïda Mbodj. te ba léegi ànd ñoo moom. te nit ñëpp nag mënuñoo ànd ak yow. mais li ma bëgg daal mooy staff bi nga xam ne amoon na ko ba muy wut réew mi. li laay war a soli ngir yàlla. très bien na leen jéem a xool nan lay waxtaanee ñoom ñu teg ko ci dëgg ñun ñëpp intérêt Sénégal moo ñu ñor. jërëjëf Babacar mais loolu te nit duñ ko wutal noonu. surtout kilifa jërëjëf Dramé ñu ngi jéggulu ak waxtu wi doon wootee ca France ni mu ko waxee kilifa kenn du ko wutal noonu très bien ba tey ci jokkoo bi dernier auditeur wala ndax ëllëg dafay ñëw ni seetlu li ngay waxoo setoo seet man seetlu naa la mani bis ko leeloote ma dina yow bis ko leeloote ma dina ba tey ak RFM ak programme Pencco ci jokkoo bi Bakary Badiane sëñ Badiane mooy président fédération association parents d'élèves du Sénégal sëñ Badiane ñu ngi lay nuyu baax monsieur Badiane. El Hadj Malick Ka. ah bon donc El Hadj Malick la ci auditeurs yi Malick ñu ngi ziar wala Malick doo ñu may ñu jël Bakary ndax dafa xaar bu yàgg wala alaaji. waaw mën nga ma woo après. non allez-y monsieur Badiane. allo. oui. oui yow yaa jiite mbootaayu parents d'élèves Sénégal ban appel nga bëggoon def jamono ji ñu nga xamante ni d'ailleurs ministre bi ñu dëkk wàllu njàng mi moom xam leen ne ay bés bi yëpp jàng amul yow lan mooy sa xalaat ci tolluwaay réew mi. waaw man maay président fédération nationale. association de parents d'élèves d'étudiants du Sénégal. ki turu fédération bi nag maa ngi rafetlu nag. démarche yu autorité yi def pour que jàmm mën a am ci réew mi ndax jàmm ci daal ci la lépp xëj surtout ñun suñu gone yi ñooy suñu yaakaar gis nañu depuis le 2 mars disposition yu état yi def pour ñu sauvegarder seen vie pour ñu mën a continuer seen étude ndax gone yi ñooy avenir u suba alors démb sax xam naa démb rek dañu génn décision ministre éducation nationale ak ministre de la formation professionnelle décision bu ñu jël pour ñu fermer classe yi ak yooyu évidemment xam naa ni situation bi moo ko laaj loolu mu ngi dugg ci protéger xale yi alors ñun tam wax dëgg yàlla
amuñu ci beneen pexe bu fekkee ne loolu mooy indi jàmm surtout sauvegarder la vie des enfants alors lu ñu def mooy di rek di woo parents d'élèves yi ne leen nag ñu retenir xale yi kër ga mais nag di leen retenir kër ga mais ñu obligé leen ñu jàng mooy lu ñu daan l'éducation à domicile apprendre à domicile ñun ñaan xale yi ñoom itam ci communiqué ba ñu def démb ñaan xale yi que bu ñu perdre seen temps nañu kër gi nag ñu def seen révision parce que ñu ngi ci période composition yooyu bu ñu perdre seen temps loolu nag la ñuy def ñu ngi rafetul nag position yoo xam ne ñu ngi koy def pour jàmm am ci réew mi am na solo jërëjëf monsieur Badiane ci parce que jàmm moom ça n'a pas de prix amul njëg dëgg la li ñuy def yëpp ñun bu ñu seet suñu bopp nañu seet ëllëg ëllëg xale yi la ñii nekk aujourd'hui au pouvoir dañu topp seen étude ñu dem ba toll fu ñu toll dëgg la waaye nañu yërëm xale yi man nag communiqué bu ñu def pour ñu rapporter que bu fekkee ne mooy indi ñu sauvegarder la vie des enfants parce que xale xamul dara justement je pense que moo doon yoon wi gën a parce que waxuma la xale yi mais mag ñi sax ñoom gisuñ ne seen protection demee na ni xoolal suñu rajo bi def nañ ko dóom balaa ñuy woote balaa nuy ñëw fii donc moi je pense que c'est intelligent de dire waaye jurité leen seen i doom comme mbir mi demee na ni def nañu dañu communiqué démb RTS waaye ñoom yëfi caaxaan la ñuy publier tout le temps mais loo xam ne dëgg moom dañu ko publier benn yoon lañ ko publier jeex na man dama wax li ma wax ci turu fédération parents d'élèves étudiants boo demee Kaolack boo demee Saint-Louis boo demee Thiès boo demee Ziguinchor boo leen laajee ñu xam ne loolu mooy suñu position. très bien merci. protéger suñu xale yi. am na solo ndax li am du jàmm. jàmm mënul defari c'est pas possible. dëgg la jërëjëf Badiane jërëjëf ñu ngi jéggalu bu baax ndax waxtu bi rek ak ñi ñu war a jël ñeneen le président Bakary Badiane jiite fédération. association parents d'élèves étudiants yu Sénégal doon wax rek wayjuru ndongo yi li leen war ci seeni doom waaw ñoom la njëkk a war wax dëgg yàlla avant le ministre yow mi jur bëgg mu tekki ëllëg bëggal ko avenir benn bi carrière benn bi foog naa ni yow la war a yaa war a jiitu ci li nga xamante ne mooy may gët gi ñeel sa njaboot Malika président jeunes éleveurs yu Sénégal bokk ci conseil économique social environnemental sëñ Ka bisimilah alors. Assane maa ngi leen di nuyu. jërëjëf Malick. ñaan jàmm ñëw si réew mi. amiin vraiment li ngay def vraiment lu rafet la. damay appeler tous les comités éleveurs yëpp. vraiment nañu delluwaat ci seen liggéey vraiment. vraiment parce que réew mi ñun ñoo ko bokk. ñun kilifa diine yi am na jéego yu xam ne def nañ ko. vraiment nañu réew mi nañu ànd ak dal. comme yow li nga koy waxee chaque fois. comme RFM li ñu koy waxee. te aussi xam naa ne njiitu réew mi. pour bëgg réew mi la liggéeykat la jàmbaar la te vraiment affaire bi dem na ba tollu fi dem moo gën a bëgg jàmm ñëpp. te vraiment yàlla si yàlla def jàmm si réew mi. amiin te aussi ñi ko gën a jege di ko conseil. na gën a jàppale ndaw yi. nañ jàppale ndaw yi. parce que dëkk bi métti na. te aussi justice ni vraiment ñu ngi koy ñaan moom def li mu war a def. vraiment li nekk si yoon. bay ko si loxo yoon. dëgg la. bay bagage dañ koy yàq bagage jàmbur yi surtout ay communauté internationale ñu ngi koy def ay France 24 di ko di ko seetaan. loolu est-ce que am na keneen kam dinañu fi indi alalam. te bañ ko yàqee est-ce que réew mi day gën a métti rek. day gën a métti dëgg la mbas bi rek. kaala. mbas bi rek kaala. dëgg la vraiment nañu delluwaat ci baram liggéey bi ñu bay affaire li xam ne ñu ngi koy def. loolu baaxul loolu lay wootee ñaan Sénégal yëpp parents yi yëpp. ñoom ñu wax ak doom yi. vraiment ñu delluwaat seen liggéey. dëgg la loolu daal laay ñaan. jërëjëf Malick am na solo rafet na El Hadj Malick Ka président jeunes éleveurs yu Sénégal ñu koy gërëm bu baax ci appel boobu muy def am solo lool surtout mu ne ñu gën a bàyyi xel ndaw ñi waaw di gën a waxtaan ak ñoom di leen gën a dekkil yaakaar à leur niveau et puis voilà gën a yokk perspective ak yi nga xamante ni mooy lu ñeel seen ëllëg bu ko defee it ñu gën a insisté ci éducation bi dafa am solo. wax dëgg yàlla lépp ngir ëllëg rek ndax ñoom ñooy avenir bu Sénégal Ousmane Dem mu ngi woote ci Gabon Ousmane ñu ngi ziar bu baax.
Alaaji Assane ñu ngi lay ziar bu baax di la sant. jërëjëf Ousmane. ñu ñaan yàlla jàmm ñëwaat foofu bu baax a baax. amiin yaa rabbi. Alaaji Assane dama lay wax moom li fa xew ñun tam lu mel noonu lañ fiy dund fii Alaaji Assane. am na suñu mbokk yi fi nekk Alaaji Assane. tey su instant bu may waxee amatuñu dara Alaaji Assane. depuis événement yi ba léegi chaque guddi. dañuy toj ñetti bitik wala ñeenti bitik chaque guddi laa la wax chaque guddi. foofu tam dafa am événement. sur événement xale yi liggéeyuñu amuñu xaalis. bitik rek la ñu attaqué chaque guddi ñoom tamit. oui loolu grave bitik yi rek la ñu attaqué dem nañ ci procureur toog ak moom. gis nañ armée yi toog ak ñoom waaye 3 heures matin la ñuy jug fekk ñoom tëdd nañu. xale yi def benn maas yor seen jaasi yor seen machette. attaqué bitik yi ñu fëgg la génne wala ñu rey la. doy na waar ñoom munoo woo kenn Alaaji Assane kenn munoo kaa woo dañuy dugg rek jël li ñu jël yëpp nee na génnal xaalis foo ko dugal nga génnee jox la wala ñu rey la instant bii fu ñu nekk yi loolu la ñuy dund. ba léegi nag ambassade bi nekk Libreville ñëwul Gabon nemmeeku ñu fi nekk. gouverneur gisuñu kenn nekk si gouvernement ñëw nemmeeku ñu fi nekk. dañoo sonn Alaaji Assane ñu am na ñoo xam ne ñu fi nekk bëri nañu. amatuñu dara dañoo toog liggéeyuñu defuñu dara. day na metti na waa gouvernement ñu xam loolu. waaw dolli ñaan bu baax a baax ñi fi nekk. ci nañ lañ toog instant bi guddi kenn nelaw. dëgg la jërëjëf Ousmane xam naa kilifa yi du ñàkk ñu dégg ko wala kenn ci ñoom pour defee ko ni mu waree ndax muy ambassadeur di consul lu mu mën a doon sénégalais yi ñoo ko tax a jóg kon ñu jege ji leen xool lan mooy situation bi dëgg ak lu ci mën a doon pexe ba fa seen mën-mën yam en tout cas mooy li leen war bu ñu ko defee moo leen war bu ñu ko deful tegg nañ seen wareef 88 628 14 14 auditeurs yi ak it ñi nga xamante ni ñooy wàllu consultant yu ñuy laaj seen xalaat ci réew mi ndax fi mu toll rek mooy li ko waral bu kenn foog ne lenn nag moo ne ci ginnaaw lenn ci appel lu may jàmmi réew mi ndax waaw ci seetaan xëy na dafa gën a yomb waaye dafa gën a garaaw waaw moo gën a garaaw ci ëllëg ca bu ndemee ba ca kanam dinañ gën a xam li waral nit ñi xëy di wax souvent jàmm du am jot kese du ak ragal du leneen waaye dañoo xam ni du jig kenn waaw ñi ko def ak ñi ko defloog ñi seetaan ak ñi ci war a jël décision jëluñ ko kenn du noppalu ndax Sénégal nekk nañ mbokk façon boo xamante ni ku sa mbokk sonn nga sonn waaw kon li gën rek mooy ñu fexe xool ni mu gën a gaawee lii nu ñu koy tegee ci suuf ci anam yi mu gënee nag wax dëgg yàlla du man maay joxe benn piste bu nuy jaar nag Mouhamed Ndiaye fii lay woote ci Dakar wala sëñ Ndiaye. waaw Alaaji Assane maa ngi sant yàlla bu baax bi ma la jotee. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. commencé ci masawu Sénégal bi yëpp ci li ñu dal. jërëjëf. ndax képp kuy sénégalais te bëgg sa réew xam sa réew mënoo rafetlu lu ni mel. donc maa ngi masawu askan wi yëpp. di ñaan yàlla na yàlla delloo si jàmm. amiin yaa rabbi. waaye di profité di la xamal ni. foo mën a nekk. na nga xam ni Sénégal gii. am na ñu la bëgg ñu la naw. jërëjëf Ndiaye ñu rafetlu li ngay liggéey. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. fu am seetlu. war na mën a xam ni lépp looy def suba ba ngoon jot en tout cas ci liggéey bi ngay def. yaa ngi dox jàmm. yaa ngi wax jàmm. liñ la dénk. kaar macha allah mat nga ko. jërëjëf. ak lu mu metti. xamal ni parce que ñëpp mënuñoo yem nag. bien sûr. ñëpp mënuñoo comprendre ndoo. waaye am ñi xam. bëri na ñoo xam ni possibilité bii ma am tey ñoom amuñu ko. mais buñ ko amoon nga xam ni Sénégal ñi la fi bëgg bëri na ñi la fi naw bëri nañu. jërëjëf Ndiaye jërëjëf kon yal na yàlla taxawu la. amiin ñu bokk lépp Ndiaye. gis naa ni li leen dal barki Demba Ndiaye ma leen ciy masawu. di masawu képp ku am metti ci mbir mi képp kuñ ci lor. mais bi mu leen dalee. bi ma la njëkkee dégg dèjà wane nga rek que lu mu metti am nga auteur. ndax message bi nga wax. ku am dal rek moo ko mën ci ku dal lu metti dal nga am auteuru mu mel ni dara dalu la. nga xool di nga war a waxee ni. yal na yàlla taxawu la. amiin yaa rabbi. yal na yàlla suturaal la. amiin ñu bokk. yal na yàlla barkeel seen liggéey. yal na yàlla def jàmm ci Sénégal. amiin yaa rabbi. mooy profiter également. ci bés bi pour rendre hommage à toutes les femmes du monde. en particulier à celles sénégalaises. dëgg la jërëjëf. sans jigéen ñi ñun sunu dund doon na metti. bokk naa ci ñi xam li jigéen di dal. ak li jigéen di tekki. surtout ci Sénégal gi. dëgg la mooy profiter di xamal jigéenu Sénégal gi yëpp. que y a des hommes qui connaissent leur valeur. am na góor ñoo xam ni xam nañ li jigéen di tekki fii. kon mooy profiter ci sa antenne di rendre hommage à toutes les femmes du Sénégal. yal na yàlla taxawu leen. yal na yàlla suturaal leen yal na yàlla barkeel njaboot gi. amiin Alaaji Assane tey je suis très content de vous avoir en ligne. je pense vraiment toujours c'est partagé Ndiaye. waaw jàmm. allez-y. jàmm ji ñuy dox nag. yal na ko yàlla mottali. amiin yaa rabbi. mais je voudrais également profiter de l'antenne pour fàttali sunu njiit yi.
quelquefois nga dégg ñu des gens qui appellent à la citoyenneté. Citoyenneté dañ koy def ci nit. dañ koy def ci nit moos. Citoyenneté dañ koy def ci nit. te ku ñu dénk. c'est à lui d'abord de s'investir pour que loolu am. dëgg la xam nga dafa am ñoo xam dañuy joxe ay leçons sax mais dañuy fàtte. Quand un député pense devoir par redevabilité dire qu'il est député du président. C'est le président qui doit le refuser. C'est grave. C'est lui qui doit donner aux députés, député exemple règle, député ministre ñoo ci bokk yam. Ils doivent sentir et savoir que c'est des mandants du peuple. Président bu ñu bëgg lu la neex man député président la président war na jóg ne ko vous n'êtes pas mon député vous êtes le député du peuple. ba ñoom ñëpp mu teg gi leen pression wu kii moo ma fal wala moo tax ma am lii donc war naa def lu ko neex. dëgg la loolu mun na jur. bëgg lu neex président ba nga def loo xam ne bu ko yëgoon xëy na du ci ànd ak yow. mbaa nga lor ko faf sax. nga lor ko faf. muy li Abdou Aziz Pa Abdou Sëñ Abdou Aziz doon wax rek. xool leen li ngeen di votel président. dëgg la. ndax du ko lor ndax du lor askan wi. gis nga sëñ Ndiaye waaw. li fi regrettable ci réew mi bari na li ñu fi war a joyanti bari na mais daa fekk ne saa yu ne tey la ñuy am dal ak jàmm gi pour waxtaanee réew mi rek beneen urgence teew. dëgg la te jamonoy urgence nag kenn du wax lu yokk xar mi karaw. mais ku ne xam nga gis nga. Sénégalais première erreur u njiit wala benn directeur wala responsable mooy nga foog ne nit ñi du ñuy réfléchir wala ils savent pas apprécier. nit ñu yeewu lañu mais yàlla moo def ci ñun dignité ak yar. maintenant bu ñu weesoo urgence yi moom lu bari faaw ñu waxtaanee ko ci réew mi ci dëgg. dëgg la képp kuy njiit te xëy na daan juum ci sa démarche yàlla na yàlla wàññi la. amiin yaa rabbi. gis nga nit ñi du ñu bañ nit. dañ lay mere. dëgg la parce que nag ñu bëri ñoo xam te ñi ngi dingat yenn njiit yi. fa ñu nekk ñoo leen fa teg. ku la teg ci bërëb boo xam ne say ndaw la yëpp bëggoon nañ ko mu jàppale la ci kartam wala ci xeexam boo xam ne sax yëgoo coono yi muy daj ba nga toog fa. bu doon sagoom nga am ndam. dëgg la. ku la fal rek bu doon sagoom nga am ndam. te ñu bëri tey ñii di wax bokk nañ ca ña ko faloon. donc suñu souhait. même bu fekkee ni merewoon nañ ko ci yenn actes yi. s'il pose des actes concrets tendant à montrer à tout le peuple sénégalais que bëgg naa affaire yi dox en commençant par considérer tout le monde amul ku tuuti fii. ku ne am na cër ci réew mi. dëgg la il leur appartient de poser les actes. qui vont faire revenir les Sénégalais. dëgg la njiit da ngay am d'abord un discours. mais ensuite nga poser ay actes qui épousent ce discours. bu ci nit ñi teggee bët mais petit à petit toute la population va adhérer à ta cause. dëgg la jërëjëf ñu fexe ba nag citoyenneté boobu. nañu xam ni seen cër la ñoom ñu def ko. xale yi taxawaalu ci mbéy mi am na ñoo xam ne ils ne sentent pas qu'ils font partie du peuple. am na ñu ko xamul. parce que ils ne se reconnaissent pas ci actes yi ñuy teg. y a des gens qui pensent que ñoom rek ñoo war a tekki ñoo war a am ay avantages. alors que jaaykatu caaf bi sax am na cër ci réew mi. il faut ñu poser ay actes yu tax ba mu sentir ni ci la bokk. maa la ko wax jërëjëf Mouhamed ñu ngi gërëm bu baax Ndiaye ñu lay gërëm bu baax am na solo lool Ablaye jotaay gi dafa jeex Alassane Samba Diop mu ngi yónnee ay remerciements Hadj Alassane ñu koy gërëm Alassane de jàmm rek la bëgg ndax moom xam nga mënut a xeex mu mën a yem waaye mën na daw nag. beneen yoon xëy na ñu nettali dawi Alassane Samba Diop mais c'est gentil Alassane ñu ngi ziar waa i rajo yëpp Mamoudou sama xarit sama doomu bàjjan bi Boubacar Diallo moom it ak toute l'équipe di wane rek ne toute la presse sénégalaise njaboot genn gi la wax dëgg yàlla di fàttali kilifa it càmm gi leen war ci ñun waaw càmm gi ndax ni ma koy waxee réew mi mu nu gënal lépp réew mi moo nu war a gënal lépp ñi menacé ak di saaga ak toj ak yónnee ñun dañuy perdre seen temps rek wax dëgg yàlla dafa am loo xamante ni nit ki conscience tranquille rek la laaj maanaam nga def li nga war a def boo tëddee nelawal borom bi noppi na même léeg-léeg man sur le plan politique je me demande Sénégal waaye ñu baal ma ndax ay jullit lañu ñun ñii di wax ñëpp nag ki ne ci kaw ak ki yóotu toogoom mais nguur yàllaa koy joxe saa yu dañu ne yàlla noppi na ci lépp nag ci destin ci sa bakkan kenn du jël sa bakkan ci jotagul kenn du la xañ loo war a am waaw yàlla moom am na fulay lu mu war a def rek ku ko bëgg a indi sa waan wa moom yow sa bopp lañ fay jëlee kon nañu noppalu ànd ak dal di am ay ambition naam c'est dafa élogier loolu sax ñu ne nit ki am nay ambition am nga loo bëgg sa bopp xoolal ma arekaar yi njàq ci mbedd mi ni mu taaroo woon et tout les bus yi ñu toj ëllëg kat moo ci loru loolu nag ngeen ne duñ ko wax daal parce que da ngay bëgg wax ko ñiy mer dañ koy wax fan ko war a waxee waaw loolu moo war jaam bi gëm ne suñu boroom rek fi ne leneen newu fi te nag bu dee jeunesse yi moom ñi war a wax ak ñoom ci fànn bu ne naam mais man li ma gën a rafetlu mooy sunu kilifa diine yi
parce que c'est un point fondamental waaw réew mi bu ñu fi sàgganee ba yeneen xeeti idéologie ba yeneen xeeti xalaat dugg fi ba nu ñàkk suñu mag ñu baax ñii ak lu baax li fi seeni maam ak maamaat defoon ca muy nag loo xamante ni àddina yëpp nu ci ñee le Sénégal est un pays envié nañ ko waxante dëgg fii nit ñu bari dañ naan ñun ñoo leen war a jàngal sax ñoom nanuy doxale ci valeurs yi ci kalante gi waaw loolu lépp dañu xëy nañ ko ñàkk parce que kenn bëggul ku la mere am na ñu baree bari ñoo xam ne war nañu wax tey ñu ngi leen di déglu ci réew mi war na noo wax am na ñu bari ñoo xam ne ragal sa avantage yàlla mooy joxe waaw réew mi ñu fi gis ñëpp ñu yor tey carax yu baax amun ko woon démb waaw kon nit da ngay gëm yàlla ñu jéggalati ma ñu yendu ak jàmm. Publicité sur RFM. gannaaw succès téléphone portable bii di Evans S1 Evans S2 bu bees bi yegsi na Evans S2 RAM 3 giga mémoire 32 giga batterie 3800 mAh caméra 8 mégapixels ba noppi ñu daal di koy garantie 1 an muy jar lu dul 45 000 francs donc waaye nag li nga xam ni